mbokku téléspectateurs yi ànd ak ñun ci ITV yegg si leen ak jàmm ci seen bloc d'information la totale bi talaata ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juin ci atum 2021 mbokk yi fan yi lañ koy wax bëri na lañ leen di gis itam bëri na liñ leen di dégg tamit ci seen i coow bëri na loolu groupe lañ leen war a mën a tuddee garde du corps lañ leen war a mën a tuddee wala ay nervi ni ko ñeneen ñi jàppee ñooñu nan la leen war a mën a jàppee ci biir réew mi ban taxawaay la ñu am ak tamit ci mbirub kaaraange gi xam ne yenn saa yi dañu jàpp ne moom la ñuy yoreel yenn nit yi ndax ñoom ñoo ko war a yore nan la ci yoon war a wax ak tamit taxawaayu takk der yi loolu mooy solos tey seen waxtaan ci seen bloc d'information la totale xam ne dañoo mbégte dalal commissaire Cheikhouna Keita nekk ab takk der boo xam ne ràññeeku nañ ko bu baax ci liggéeyam commissaire ñu nuyu la dalal ak jàmm laaj bu njëkk bi commissaire len la nan la ñu mën a jàppee ñi xam ne ñooy topp suñu homme politique yi ñu tuddee leen gros bras yenn saa yi sécurité privée wala nervi est-ce que yoon dafa am lu mu ci wax wala yéen ñi nekk ci jaar ci mbirub yoon maanaam takk der am na noo leen mën a concevoir. mooy jërëjëf maa ngi lay remercier ci invitation bi di nuyu seen téléspectateurs yi. di ñaan yàlla lépp lu ñu fi taataan mu jëriñ askan wi ak réew mi. Phénomène bi ngay wax. D'abord il faut ñu préciser lan la ñu leeral lan la parce que suñ ko convoqué ci benn débat rek ndax li fi jot a xew walla ndax jamono ji ñu xam ñu bari boo def naag dinañu réer ou bien parce que seen xam-xam màccewul ci aspect yooyu walla fekkewuñu démb te jànguñu ko jàngatuñu ko li nuy wax comme ni nga ko waxee groupe ra wala garde du corps wala nervi wala milice wala leneen daf di li nga xam ni daf fi yàggaay bi nga xam ni mënees naka natt ci diggante indépendance ak léegi du Sénégal jëlee indépendance léegi ci géewu politique bi dafa mës a nekk que kilifa yi fi nekk ak organisation yi dañu mës doxaale di utiliser ay nit ñi nga xam ni ñoom ñooy assurer yenn anamu sécurité yi mooy sécurité wu leader yi nga xam ni nekkuñu ci nguur d'une manière générale ak sécurité événement yi nga xam ni politiciens yi moom la ñuy organiser ak di intervenir ci ay situation yi nga xam ni situation wu compétition la wala ay jaamaarloo yu am ci diggante camp politique yi loolu yàgg na fi lool ba da doon feeñ sax ci biir même benn camp bi nga gis su situation bu mel ni vente des cartes amee nga gis ñaari leaders yi nga xam ni ñoo bokk benn parti mais seen ay partisans di tampaloo ba ay gaañante yu grave di ci am te même personnel bi la ñuy utiliser donc loolu daf fi yàgg ba tax na tey su fekkee ni jël na proportion yi nga xam ni moom la ñuy wax tey dañuy jëm a comprendre lu tax tey mu jël yooyu proportion puisque du fi gan mais dafa jël proportion yooyu parce que tey communication bi dafa gën a yaatu dafa gën a yomb yëg xam gis loo fekkewul dafa gën a yomb tey ba loolu moo indi ñu mën ko teg nii lan mooy sensam nag mais soxla la bu fi nekk ci biir géopolitique bi nit ñi di am ay solutions yi nga xam ni moom la ñuy utiliser pour mën a faj soxla yooyu ku nekk ak ni nga ko gisee mais du tere ak lu ci mënti wax ñu comprendre ni amul benn cadre pour l'instant bi nga xam ni loi bi dafa exister tënku ko pour wax ni nit ñi mën nañu def nii ku bugg garde corps nii ngay def ku bugg gros bras nii ngay def débat la bi nga xam ni mu ngi soog a installé wu parce que yéen a ngi soog a commencé poser yooyu question bien que phénomène bi nekk phénomène bu yàgg la wax nga ko ndax on se rappelle jamonoy marche bleue bi amoon nañu les calots bleus yu fi newoon jamonoy yenn kilifa diine itam am nañu ñoom tamit ñoo xam ne ñoo nekk si ànd ak ñoom njiitu réew ba mu fi toog itam gis nañ fi ak marron beige yi ñoom marron du feu ni ñu leen doon wooyee ak yooyu yëpp mais bi pas dañ leen gis ñuy mel ne loo xam ne sax dañuy mel ne lu nekk en compétition avec force de l'ordre yi si bi ci gën a fës mooy ci tournée économique bi ak tamit manifestation yi amoon ci marché bi manifestation bi amoon ci marché bi ñenn ñi dañ doon wax ne sax takk der yi dañuy gis ñooñu ñuy def ñu bàyyi leen est-ce que ba ñenn ñi di wax ne ay civil ay nit ñoo xam ay takk der la yu ñu def en civil mais takk der bu génn en civil est-ce que amul nu mu war a doxee est-ce que am na droit dóor nit est-ce que am na droit heurtal ko noonu
est-ce que loolu loo xam ne yoon da ko permettre ba ñu mën wax ne ñooñu ñu mën leen boole ci civil yu police wala civil yu takk der yi rek. dañuy teqale lu bari. pour que nit ñi comprendre parce que wax ji ñun moomuñu ko. oui ñiy seetaan ñoo ko moom. ñoom ñoo war a comprendre. Oui. donc sunu effort yëpp dañ koy def ci expliquer. pour ñu comprendre ñoom. oui situation yi ñu dund diggante mars ak léegi bari na lu mu indi ci interprétation yi. Oui. ci gisin yi ñu bugg am ci présence su takk der yi. takk der yi. présence su ñi ñuy wax ay nervis wala ay garde du corps. oui ci biir géewu politique bi pourquoi parce que événement yooyu dafa nekk événement yi nga xam ni dafa contexte am dafay contexte su ay li ñu tuddee conséquence su activisme bi ak conséquence su ñëpp ñi nga xam ni seen gisinu politique mooy créer situation yi nga xam ne day indi trouble seen gisinu politique mooy fexe ba mbedd bi arbitre géewu politique bi projet du ko arbitrer programme du ko arbitrer mais ay wax ay jamarloo ay tegante dënn ay gaañante ay buuxante ay créer ay trouble ay lakk moom mooy arbitrer géopolitique bi ça veut dire que ki buggu nguur wala kiy wut nguur day wone capacité wu manipuler ci biir géopolitique bi ci mbedd mi indi fuul yi ñu gis ci ay phénomènes yu ci loolu ay concept yu bees da ngeen dégg ay yanamar dégg aar li ñu bokk ga aar askan wi dégg ay tur yi nga xam ne dafa jëkk yëpp du turu jàmm dafay turu problème yi ñu réglé ko foofu muy gonflé di gonflé ba ñu dugg fii ci ab situation crise u Petro-Tim bi dugg ci crise u Petro-Tim bi mu mel ni ñun suñu yëpp ci mbedd mi la depuis 2019 ñu jóge ci loolu après crise u Petro-Tim bi ñu dugg ci yenn xeetu marche yi nga xam ni lépp dañuy convoquer peuple bi ci biti donc ñu ngi utiliser naqaru peuple bi meru peuple bi problème mu jeunesse bi lépp li nga xam ni day tax nit au lieu que ñuy xalaat dañuy foog ni ci dóorante ci métitante ci la ñuy mën a faje lépp lu ñu indi. léegi commissaire ci leeral. pour leeral askan wi dañ doon wax ne mbiru marché yi ba mu amee ñenn ñooñu ñu gis ñuy nekk ci dóorante ak askan wi wala ñeneen ñu ne ay civil lañu est-ce que takk der en civil am na droit def loolu est-ce que am na loo xam ne daa war a tax ñu reconnaître takk der en civil bu nekk en action wala nit soo génnee rek yore sa doole mën nañ la jàppee takk der en civil. c'est que yow da nga nekk ci benn sësuwaay. da nga bugg ñu wax ci takk der en civil est-ce que. takk der en civil du dara lu dul takk der en civil. amul benn situation bi nga xam ni mën nañ ci débat. mandargal takk der en civil bu dul ni nga ko mës a utiliser non du takk der en civil dafa am pëccëxoo bu amoon bi nga xam ni ku nekk en civil rek yaa ngi ci situation bi du takk der en civil yi rek loolu moo indi ñu ni nervi yi takk der en civil day def liggéeyam ci anam yi nga xam ni liggéeyin la muy renseignement xam wala intervention su fekkee ni situation bettaate la ñu jël ko dugal ko ci biir nit ñi mais rôle am du dóoraate rôlam du gàñaate rôlam mooy fexe ba jàmm am ci anam yi nga xam ni moom la loi ak règlement fixé liggéeyam maintenant su fekkee da nga am question bu particulière bu dugg ci loolu wala événement bu particulier bu la incité nga taxaw foofu da nga may expliquer sa événement la ci loolu laa bëgg wax rek maanaam parce que xam nga waxtaan bi tamit dafa jëm ci mbiru gros bras yooyu nervi yooyu ñuy wax te yenn saa yi ñu leen di jaawale ak i takk der wala ñu leen di mel lu leen di buux foofu noonu te peut-être dafa soxla ñu leeral askan wi takk der en civil nan la war a mën a doxee kan mooy takk der en civil ak tamit nan la ñu mën a def ba réglementer ñi yore police garde ñiiti homme politique yi ak homme public yi moo tax ma dellu siwaat ci laaj bi takk der en civil expliqué nga nu muy doxee est-ce que policier ci mbedd wala homme de tenue ci mbedd gis action am boo xam ne ñaari nit ñoo ngi dóorante wala kenn moo ngi dóor kenn am na droit toog ti ko seetaan wala mu mel ne ku noppi bañ a nekk ci leneen ci événement yu ñu gis ci weeru mars ci absolument liggéeyu takk der mu nekk civil wala mu ñàkk nekk civil dafa ànd ak su fekkee ni ay nit ñu ngi jàmmaarloo ci kanamam mu intervenir pour arrêter loolu intervenir pour que loolu bañ a jur
ay métit mën a jur ay conséquences yu graves. oui. mais suñu waxee loolu rek yem fa. ci saisir scène boobu nga wax est-ce que am na droit. scène bu nekk suñu kanam sur le présent. ay nit di def loolu. te jëluñu contexte bi yëpp. dafay mel ni takk der boobu. ça veut dire que dafa toog di xool ay nit yuy dóorante. muy xool defur dara. te dara expliqué wu lu moom ñàkk matam. wala ñu invité ko ci comportement bi nga xam ne loolu lay jur. lu nekk rek day am lu koy. expliqué day am contexte. day am contexte bi nga xam ne moo koy expliqué. su ñu demee ci contexte bi dal su xel rek. respecter acteurs yi nekk ci biir contexte bi. dinañ comprendre ni. kii lii moo tax mu def lii wala position bi mu newoon. bii rôle la fa doon jouer parce que am na posture yi nga xam ni alkaati mën na fa nekk su lële di am fële. day choisir entre des fii bàyyi lële évoluer plutôt que mu bàyyi attitude bi mu newoon. yow doo ko comprendre mais da ngay accuser rek xoolal alkaati bi li muy def. au lieu que mu dem défilé la parce que yow yaay xalaat foofu. mais newuloo situation objective. lan moo war a mën a justifier loolu yenn saa yi ndax dañ koy wax yenn saa yi da ngay dégg takk der na la il faut que ñu garder position bi mënuñoo dem intervenir par rapport à tel lan moo koy wax dafa fekk ne dafa am lu ñu war a garder wala dafa am posture bu ñu war a mën a am wala ordre bi ñuy joxe la pour mën a moytu balaa leneen te dégg. d'abord da ngay intervenir loo benn élément. à supposer que rek pëccëxoo am benn élément nekk ci. première mission wam moom mooy élément bi mu nekk. il faut que mu intervenir ci conditions yuy préserver sécurité boppam. te yow doo ko defal. ça veut dire que mënuloo jël ñaari nit ñuy xeex kii yow yenu gànnaay kële yenu gànnaay alkaati bu taxaw nii moom kot rek nga ni ko demal dugg ci diggante bi. mënul nekk pourquoi parce que. amul lu ko moom aar ci situation boobu. même bu fekkee ni newuloon ci poste bi nga xam mënu fa bouger. si la situation prête à danger pour moom intégrité physique. mesure boobu moom moo ko mën a am. moo tax dañ naan le minimum pour intervenir c'est un binôme. ça veut dire bu ngeen dee ñaar. violence am war ngeen mën a dem. bu ngeen nekkee ñett moo gën bu ngeen nekkee ñeent moo gën pour ngeen mën a maîtriser situation bi en son fonction volume bu situation bi war ngeen mën a. intervenir sans prendre de risques extrêmes. mu des leneen responsabilité bi nga xam ni moom nga am ci position bi nga nekk ak li nga xam ni moom nga war a choisir bàyyi la évoluer yow nga des fii parce que régler nga benn situation wala sa présence régler na dara fii nga war fi mën a des kii lay seetaan du xam loolu parce que du xam lu la fi indi lu la tàgg ak lu lay ordonné wala du xam li la tere yow nga bàyyi fii parce que mënoo ko def de ton propre chef. yaa ngi ci benn dispositif yaa ngi ci benn système bi nga xam ni moom mooy organiser sa comportement. même su fekkee ni feneen dafa leneen dafa am. yow ci nin la articuler. yow war nga mën a comprendre ni fii nga war a des. que soo bouger parce que de ton propre chef yaa ngi dérégler tout un système bi nga xam ni kenn mënatul a contrôler parce que yaa ngi dugg ci benn spirale bi nga xam ni day entraîner dispositif mu dugg foofu. ñi nga xam ni bugg nañ dispositif bi dérégler wu. da ngay dugg ci seen jeu. c'est un dispositif. il faut que mu fonctionne normalement. mais pour que ñu mën ko comprendre ñun ñu nekk ci biti. il faut ñu dellu wóolu nit ñi. bañ leen accuser de parti pris. de ceci cela de laxiste de lâche ou de je ne sais pas quoi. pourquoi parce que dañ leen di juger ci li nu bëgg ñu def ko. li nu foog ni moom la ñu war a def wala li leen bëgg defloo ñun absolument parce que loolu mooy sunu intérêt. wala mooy sunu intérêt position. alkaati ay responsable la ñu. il faut que nit ñi dugg ci seen biir. pour comprendre ni ki jógee këram. pour dugg ci benn dispositif amu fa sentiment. ku yore kaaraange amu fa parti pris amul lenn lu mu amul leneen. lu dul il est dans son rôle. yow mi nekk ci biti bu dawee sax gàddu ay tànkam war nga comprendre ni kii kat li ko dawloo c'est parce que loolu justifié nu suffisamment pour que mu mën a def loolu au lieu que ngay accuser de quoi que ce soit. surtout ñu bañ ci ko diffuser ndax yooyu. nekk il faut que ñun ñu dellu am confiance dellu respecter rôle yi ak fonction yi. dellu comprendre ni ñun ci sunu bopp. ñoo moom alkaati yooyu. ñoo leen di joueloo même bu fekkee seen jeu de temps en temps du ànd ak li nu bugg personnellement wala li arranger suñu position. mais par rapport ak mbir moom ñu des ci ba léegi yenn saa yi day mel ne xëccoo day am ci homme politique yi ndax di nga gis ay homme politique yoo xam ne dinañ am police wala gendarmerie bu topp seen wet ñu am ay garde du corps yoo xam ne nguur moo leen koy jox ndax ay autorité lañu. nga gis tamit ay nit ñoo xam ne dañ leen di woowee ay garde du corps yëpp tamit ñëwaat ci yenn saa yi pëccxoo am ci ba du ñu xam sax ku war a gérer ak ku warut a gérer man maa war a am prérogative man maa warut a am prérogative est-ce qu'il n'est pas temps peut-être ñu wax nan la ñuy légiférer par rapport ak
garde du corps personnel bi ak tamit garde du corps yi xam ne autorité ñoom ñoo koy yëkkati mu nekk gendarmerie wala keneen beneen corps bi ñuy jël ne dañ koy jox diw mu ànd ak moom. c'est-à-dire garde du corps. bu normal bi nga xam ne état bi moo koy yëkkati. teg ko ci nit. par exemple lu mel ni président assemblée nationale. amul compétition autour de lui ci mission bi nga xam ni mooy mission en particulier amul kenn ku koy concurrencer président assemblée nationale du fa indi ñeneen pour ñuy jaxasoo munul nekk mécanisme yooyu amul même bu fekkee bugg na ko par exemple mais ci situation bu nekk liñ fa gis suñu ràññeewul ba mën a tudde lu nekk li mu doon dañuy jaxase lu bari day bi nag ay situation yi nga xam ni ou bien trouble la comme pëccëxoo comme moment bi ñuy interpeller Sonko par exemple ci yoonam bële muy pëccëxoo comme événement yi fi jot a am yëpp mars muy jaxasoo kenn xamatul kenn ñu jël nit tudde que nervi wala ñu tudde que garde de corps mu nekk ci benn situation évoluée ñu interpréter rôle neneen daal di koy affecté feneen diffuser loolu ñëpp partage que camp par camp ku nekk accusé sa morom. quelquefois du tenue aussi moom mooy jouer le mauvais rôle parce que di nga gis kenn ko xam ne ñun la garde du corps le civil la wala leneen mais mu sol yëre boo xam ne bind nañ ci turu parti wala bind nañ ci turu leneen ba ngay yaakaar ne sax non dañ ko engagé comme nervi wala dañ ko engagé comme gros bras. mais loolu daf du yaakaar. dafa di si loolu laa bëgg ñëw. dama ne la lii daf fi nekk depuis toujours. oui du bees. ñi nekk ci géewu politique bi. nekk ci opposition bi comme ñu nekk tey laa wax. ku ci nekk da nga am mën naa wax sa armée. boo demee ci yeneen parti yi nga xam ne nekkuñ surtout. ñi nekk opposition. toujours dañuy entretenir ay nit ñi nga xam ñooy assurer seen sécurité. sécurité groupe ak sécurité événement yi. ci biir yi tamit activité politique yi dañu am aadawu di utiliser ay nit ñi nga xam ni nekkuñu ci biir police bi mais dañuy ànd ak autorité yi di assurer seen sécurité parce que état bi amul sécurité bu muy jox ku nekk. def ko fu nekk. te yi tamit dafa am ay situations yi nga xam ni depuis toujours. par exemple benn manifestation bu am. ci ñu ngi wax pour parler de la présidentielle. benn manifestation bu am par exemple dans une localité. autorités yi fa nekk en fonction situation bi li mu joxe. dañuy xalaat ni ñoom kat pour que seen mission politique réussir il faut que ñu créer condition wu sécurité seen manifestation. yu dul condition wu sécurité yi nga xam ni de manière officielle mooy ñëw. nguur gi jël na pourquoi parce que ci situation bi nu nekk. dafa am des facteurs de perturbation ay situation wu yàq wala ay ragal wala ay jàmmarloo wala ay xëccoo yi nga xam ni loolu rek moo ko mën a difi booy organiser meeting mu wóor ni am nga benn adversaire bi nga xam ni dafa bugg nga ñàkk organiser meeting bi wala dafa bugg mu bañ a am wala dafa bugg mu yàqu day xaar avant wala après bu dee ñetti nit sax yow mi bugg ordre ñetti nit ñooñu dañ lay poser problème te ñetti nit ñooñu fi ñuy agir situation bi nga xam ni officiellement moom la ñuy gérer mu mel ni arrivée présidentielle du contenir loolu kenn mënu ko prévoir lu dul yow mi nga xam ni yaay organiser loolu mooy indi acteurs politiques yi di fàggandiku di wut ay nit ñuy protéger di wut ay nit ñuy téye ñi nga xam ni dañu nar a yàq seen manifestation ba manifestation bi mën a am yooyu ci biir loolu di gis ay dóorante di gis ay dàqante di gis ay ceci cela mais loolu def fi mas a nekk maintenant quel est le problème su ñu demee nag ba ñun léegi ñu koy wax ba tey à la limite ñu koy wane ñëpp di ko ñu ngi gis koy ci kanamu wane ñëpp. ci sa portable sax da nga koy mën a gis ñu ngi koy dénoncer parce que te day tiimal suñu géopolitique parce que dafa fës dafa feeñ effectivement war nañu mën a xalaat ci seet nan lañ koy encadrer légalement loolu day nekk ci li nga xam ni ci kanam la nekk nan lañ koy encadrer mooy soxla bi am na comme partout dafay am soxla bi am na nit ñi effectivement bu dee man rek ma am alal soxla naa tey xëy na kenn ko ànd ak sécurité bi nga xam ni état bi mënuma ko jox te li fi nekk ci li yoon maye mënuma may awma benn interlocuteur bi nga xam ne damay dem allo na nga def je veux un garde du corps
mu indil ma ko ci anam yi nga xam ni yoon maye na ko. mais lu tax loolu alors que ne gis nañ fi ba fi coowal je prends exemple rek coowal suuf mi an Ndingler ba mu amee gis nañ fi borom bërëb ba moom jël am na lu mu def ba woowaa gendarmerie am lu mu leen fay ñu ñëw ti ko gardeel place am wala ñëw ti assurer sécurité lu tax sénégalais yi peut-être homme politique yi mënuñoo jaar ci yoon boobu noonu su fekkee ne da nga am looy def nga jaar ci gendarmerie wax leen def saisir autorité saisir ministère de l'intérieur ñu délégué ay nit ñu gérer sa sécurité. waaw mais du demee noonu. lu tax loolu. du demee noonu gendarmerie du boutique bi nga xam ni da ngay dem fay ñu defal la li nga bëgg ñu defal la ka gendarmerie su trouble amee day intervenir kenn du ko fay xëy na nag ñi nit ñi gisee dafay xaw mel ni kooku parce que am na xaalis day dem fay gendarmerie ñëw mën naa comprendre gendarmerie nekk fa di agir pourquoi parce que trouble dafa nar a am mën naa comprendre ñu bari fa parce que ki commandé gendarmerie loolu la gis ci li nga xam ni moom mooy taxawaayam ci situation bu particulière boobu beneen sécurité bii mën a am mooy lii tax ñuy wax teg ci yoon mooy ñu fexe ba am na ay société de gardiennage yu nekk fii yi nga xam ni soo buggee garder sa buntu rajo bi wala sa buntu télé bi da nga leen di woo nga am ak ñoom contrat ñuy garder la ci même contexte boobu lañu war a trouver cadre réglementaire bi nga xam ni dina permettre nit ñi ñu am ku assurer seen sécurité dina permettre tamit ay groupe ñu mën a xam ni ñii tey au lieu que ñu nekk ci ay tradition wu nervi tradition wu milice yi nga xam ni suñu évolution politique moo ko fi téye ba temps wu PS amoon na temps wu PDS amoon na léegi am na ba léegi ñëpp a ngi ci utiliser te bu ñu demee nag ba léegi nag état bi surtout moom ñëpp di def loolu te su ñu nee nervi wala ñu ni kuy dóoraate ñu ni bosam la dafa war a taxaw léegi pour régler secteur bi ak surtout pour protéger boppam dafa war a teg benn cadre bi nga xam fa la ñëpp di évoluer pourquoi parce que il est important aujourd'hui de le dire maa ngi lire léegi fi ma taxaw nii léegi l'intervention de Xuman qui dit aux gens clairement parce que même la presse s'est laissé aller parce que dafa neex su nee diw ñu ni nervi su dee diw ñu ni garde su dee pouvoir bi ñu ni nervi su dee opposition ñu ni garde du corps ceci cela et ainsi de suite et loolu moo fi nekk te pouvoir bi suñu utiliser benn garde du corps bu particulier bi nga xam ne bokkul ci police wala gendarmerie parce que circonstanciellement mais dans la même occasion ci même contexte bi fi ñuy désigner ay nervis ñoom ñëpp ku nekk da nga indi sa ay troupes et dans ces troupes là qu'on accuse ñun ñuy won naan kii nervi la mais ñoo bokk uniforme ñoo bokk ay mbubb ñoo bokk seen ay lépp ñoo bokk seen ay këfin mais à chaque fois nervi bi pouvoir moo donc pouvoir dafa war a loolu lu ñu war a réglementer la en 30 secondes rek laataa ñoo jeexal dem ci journal bi nan la ñu war a mën a def ba moytu coowul milice ndax gis nañu réew yu bëri yoo xam ne coowul milice yeeg ay affaire appartenance yu am doole su ci yàggee mën na andi yeneen coow yeneen ju ndax nit ki mën ko koy fay tey mu dem ba ci biir mu li nga koy jox doyatu ko mu andi leneen nan la ñu war a mën a def ba moytu coowul milice yeeg coowal garde du corps yi ba muy bañ andi coow ci biir réew mi ak yeneen violence ak meurtre ak leneen. mais en 30 secondes s'il vous plaît. li nu wax léegi moo ci nekk. il faut que ñu réglementer. di tere. di autoriser lu nekk ñu tuddee ka dara teg ko fenn bu dee soxla ñu wutal ko solution bu dee ñu war a tere ñu tere ko parce que foofu la ñu toll tey ci interpellation suñu fexee ba nit ki su soxlaa dara bu dee garde du corps ñu xam ni yoon lii la ko may mu jaar fii am ko dina régler su fekkee ni lii nit daf ko bugg a def te ñu xam ni su ko defee dafa yàq ak ku mu mënti doon ñu créé ay charte yu ko tere suñu créé yooyu charte yu ko tere dina mën a organiser penc mi ba lépp lu fi am di am mais tere bi dafay ànd ak rigueur bi nga xam ni du may kenn mu jaxase lenn parce que daf ko bëgg ñu interpréter ko neneen ku nekk ci bor bu mu mënti nekk ñu mën a jaar ci ay yoon maanaam ñu nekk ci nguur gi mën a xam ne mbirub nervi wala gros bras dafa war am ko war a mën a jaaree ñu nekk tamit ci opposition bi xam ne du ñoom tamit suñu yoree ni ay gros bras rek dañ ko war a jàppee ne ay garde du corps lañu lépp dafa war a am ci yoon bu mu war a jaar lépp ngir gënal sénégalais yi di leen sant bu baax mbokk yi di leen gërëm kii ñu amoon tey comme invité mu nekk commissaire Cheikhna Keita nekk ex commissaire de police moom lañ ñu dalaloon ci seen bloc d'information la totale di leen gërëm tout de suite le 19:45 c'est avec Adama Nuskab